não previsto expressamente na Lei número 3.445, de 24 de maio de 2017, e no Decreto número 9.199, de 20 de novembro de 2017. Artículo 2. O pedido de autorização de residência protocolado por imigrante ou visitante que se encontre em território nacional e que se enquadre na hipótese do artigo 1º será avaliado pelo Departamento de Migração da Secretaria Nacional da Justiça, do Ministério da Justiça. Primeiro, o pedido que trata o caput deverá ser endereçado ao Ministério da Justiça e apresentado perante uma das unidades da Polícia Federal, que o encaminhará para análise e decisão do Departamento de Migração da Justiça é apresentado perante a unidade da Polícia Federal, que encaminhará para análise da decisão do Departamento de Migração pelo Sistema Eletrônico de Informação CI. O segundo, o formulário para solicitação do pedido de autorização de residência estará disponível no sítio eletrônico da Polícia Federal. O terceiro, o pedido deverá ser instruído no mínimo com os documentos previstos no artigo 129 do Decreto número 979 de 2017. Solicitante diligência à Polícia Federal. Mooy li mu bëgg a wax foofu pour ñu tënk ko bala ñu continuer ci beneen partie bi mooy ki nga xam ne moo mën a déposer kayit bi mooy ki nga xam ne li ñu ko wax mooy article 1er tudd na ko mooy ki nga xam ne loi kaawam loi tudd ko ci loi boobu ñu génne mooy loi 13445 boobu bu nekk tudd ko nag li muy mën a def mooy dafay dem ci demande boobu nag ni mu koy defee mooy dafay dem ci site police fédérale bi comme ni ma ko expliqué ci wax njëkk yi dugg foofu dem wuti ji certification de digital boobu yóbbu ko ci police fédérale encaminhar ko ci système électronique d'information boo xam ni waa CESIP ñoo koy gérer li ci des nag mooy formulaire boobu moom lay wuti bu wutee formulaire boobu tamit day ànd ak document yi nga xam ni mu ngi ci article 129 ku dem ci loi bi loi 3445 ci décret wu 9199 bu 2017 bi da nga gis kayit yooyu ndaxte bu ñu ko bëggee tudd lépp dana yàggal vidéo bi lool. leneen li ci des tamit moo di fi nga xam ne mooy département d'immigration bi nga xam ne mooy requérir situation institution yi moom tamit dana mën a solliciter police fédérale pour mu notifier nit ki mooy li mu wax mooy ci tertiaire bi dinañ ko wax ci portugais xam naa ni moom nit ñi nga bëgg leerluwaat ko mooy dafa wax ni au département de migração na instrução do requerimento poderá solicitar diligência à Polícia Federal e notificar o interessado preferencialmente por meio eletrônico e complementar a documentação apresentada no prazo de 30 dias. mooy nit ki bu demandé ba pare département bi nga xam mooy wàllu migration mën naa digal police fédérale wala mu sollicité ci moom mu notifié ki nga xam moo déposé woon mu indiqué li ñuy sàkk ñoom ngir mottali li nga xam mooy mottali demande loolu buñ tuddee yaakaar naa tudd naa fi mu toll nii ñetti article su ma ñëwee ci nga xam mooy article 4 bi mooy article 4 dafa wax ne instruído o procedimento o Departamento de Migração decidirá sobre o pedido publicando a decisão no Diário Oficial do artigo 5 da União ou do site oficial do Ministério da Justiça. ma jéggalu foofu ndaxte mooy li mu bëgg a wax foofu mooy dafa wax ne su nit ki demandé ba pare département bi nga xam moo yor wàllu migration bu décidé ba pare dana ko jaaree publication bi ci Diário Oficial wala mu jaaree ko ci site officiel bu Ministère de Justice article 5 bi li mu ci wax mooy article 5 bu ñu wax da decisão caberá recurso nos termos do artigo 134 do decreto número 9.199 de 2017, que poderá ser interposto em uma das unidades de Polícia Federal no Ministério da Justiça.
article 5 li wax mooy bu nekkee ñoom it dañoo bañ ñoom ñi nga xam ne da ngaa demandé ci ñoom ne da ngaa bokk ci nga xam ne cas yoo xam ne loi tëralu ko ñoom ñu ne ya ñun de nanguwuñ li nga wax di nga mën a dem li ñuy wax recours boobu nag di nga ko mën a dem def ko police fédérale déposé ko fa wala nga dem ci ministère de justice déposé ko fa. article 6 bi mooy wax mu ne na avaliação dos pedidos será observado os critérios princípios e objetivos da imigração fixados na législação pertinente. mu ne bu ñuy seet wàllu wi nga xam ne yow moom nga wax ne bokkoo ci loi tukki li ñu njëkk seet mooy danañ xool critères yi nga xam ne mooy critères principe yi nga xam ne mooy sa objectif de immigration mooy lan moo tax nga ñëw ci réew mi. su nekkee benn loi waxu la benn loi encadré mooy yow ñëwoo fi ngir liggéey kon ndaxte bu nee liggéey am na lu koy may nga dem ci ministère du travail bu dee da nga fay ñëw ngir faju am na lu koy may bu dee da nga fay ñëw ngir union familiale am na lu koy may bu nekkee nag benn boolewu la ci danañ xool lan mooy sa objectif de immigration lu tax nga ñëw fii su nekkee nag dafa danañ xool nañ ko ba xam bokk na ci li nga xam ne bokk na ci légalisation yi nga xam ni wér nañu ne nit ki war na fee nekk danañ la ko may ñetteelu juróom-ñaareel bi mooy article 7 dafa wax ni as decisões sobre autorizações de residência com fundamento nesta portaria não gerem precedente vinculante à administração. mu ne décision yi nga xam ne autorisation de résidence bi jël na ko mi ngi ànd ak fondement yoo xam ne ci portaria bii ñuy wax dafa bokkul ci li nga xam ne dafay wax lenn li wuute woon ak li tënk woon ci administration bi njëkk woon. kon li nga ciy déggee mooy autorisation de résidence bii nga xam ne moom ngay wut te ñu wax ko amul lenn loo xam ne doo koy yàq ci administration yi li jiitu woon mooy da ngay bokk ci lépp li nga xam ne moo jëm ci fànn woowu. article 8 bi nga xam mooy li mujj dafa wax ne casos especiais bu nekkee nag da nga am cas spécial para concessão de autorização de residência associados às questões laborais bu nekkee li nga wax tamit ba ngay demander lii mooy ci wàllu cas non prévisto dafa ànd ak leen du lëkkaloo ci cas laborais mooy li ñuy wax ne da nga fay wax nga lu nduróog da nga fay ñëw ngir liggéey wala nga wax da nga lu nduróog da nga fay ñëw ngir faju ji ci boppam nag dañ lay ñoom ci boppam seront apreciados pelo Ministério do Trabalho nos termos do artigo 172 do decreto número 9.199/2007. mu ne bu nekk da ngaa ñëw ci yenn yi nga xam ne mooy lu nduróog yooyu rek dañ lay daal di yóbbu ñoom directement ci wàllu ministre du travail ñu lijjanti sa mbir ci loolu. article 9 bi dama wax mooy esta portaria entre em vigor na data de sua publication mooy lii ñu wax ne nit ki mën na ci dem sàkku ji su nekkee benn loi tudd ko ci ni koy mën a may kii mën naa dem ñaani kii ci waa DEMIC ne leen man kat benn loi tudd ma dana tàmbalee dox ca bañ publier document bi. kon nag loolu moo indi cas yi nga xam ne moo fi indi ci wuute li fi nekk mooy ci am protocole te protocole am di dox bu ko neexee moom mën naa xaar lépp ko naaree di wax mu topp recours wala mu may ko këy mu génne liste may ko bu ko neexee mu dem ci li nga xam mooy autorisation de résidence bi nga xam moo neen laboratoire si wàllu liggéey wala wàllu faju wala nanga lu mu ci bëgg dem demandé ko ndax formulaire disponible na su nekkee dafa bokk ci cas non prévu boo xam benn loi tënk ko it mën naa dem ñaane ko ndaxte am na lu ko fa may bu demee police fédérale dinañ ko incarné ñaar ci formulaire boobu mu déposé ko am mais benn boo ciy def na la wóor ni sa protocole bi nga ñu ko daan da nga koy ñàkk bu nekk da ngaa dem ci autorisation de résidence bi nga xam ne moo la autorisation de résidence laboratoire da ngay ñàkk protocole de réfugié bi da ngay amaat beneen protocole boo xam mooy jubluwaat ci mbir moomu ngay ñaan si su nekkee da ngaa dem ci cas non prévu tamit da ngay ñàkk protocole bi nga jëkkoon a am mooy protocole de réfugié jëmaat ci protocole bi mais benn newu ci boo xam ne mën na laa gaañ li ci wuute mooy nag yii nga xam ne ñooy yu bees yi autorisation de résidence laboratoire wala cas non prévu yi dañ lay may 2 ans 2 ans yi nag danañ leen mën a permettre nga renouveler soo ko renouveler nag mën nañoo dem ba entidade bi nga xam mooy saytu loolu bàyyi la may la lu ñuy wax indéterminable mooy boo xam ne duñ ko wutal limite kon nag amul gaañ waaye nag ku ne mën a cee xool moom ku déggul nag dégg boo xam soo fit dalul ci nga dem ci biir waaye jàppal ci biir ndaxte loi mi ngi lay protéger ba léegi koo xam ne tamit bëgg nga ko te lenn na ni kii soxla nga ko te yaakaar nga ko mën ngaa dem ci ndax amul gaañ waaye nag dañ koy saytu ba léegi nañu saytoo bële ku ci am ci biir baax na di am ci bële baax na kon amul benn réeroo bu ci war a am loolu lañ dikkoon ngir bëggoon koo leeral ñuy tuub bu baax liñ ci jublu rek mooy njariñ ci suñu bopp yëpp ndaxte nit ki sàkk bu ñu koy sàkk ci ngeen amul luñ ci war a bañ ngir leeral ko te bu nekkee xam ne ci dara nag nekkul xam-xam boo xam dafa rëy bañ koy wax waaye ku ci nekk ci rek mën na koo gëstu sax li ñu wax yëpp mi ngi ci site bi nga xam mooy diario officiel mi ngi ci police fédérale mi ngi ci ministère de justice bi kon nag ñu ngi tuub bu baax suñ ci defee ak dëng lu ci nekk ñu sante ko Seexul Xadiim kon nag waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu